partenaires yëpp xarit yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci yeewu leen bi première matinale du Sénégal ngërëm ñeel Tigo mu ngi leen di jagleel nag lu am solo loo xamee ni depuis altine maa ngi leen koy fàttali bu dee da ngeen bëgg am ci super buña bu Tigo xam nga bonus nag balaa neex mu doon bonus bu riis nag weesuwul promo wala mbir mu toll ci 500% nga jënd crédit am ci lu duun loolu nag Tigo moo ko jagleel ay clientam ci kaw ngeen souscrire ci li nga xam ne ni moo di Tigo Cash alors Tigo Cash nag bu dee da ngeen cee souscrire bu ngeen jëndee crédit mën ngaa wax ba xotteeku voilà te fi mu tollu tembe nag ñëppay bëgg am crédit démb wax naa leen ko bu dee da ngeen jënd par exemple crédit bu toll ci 1000 francs di nga am bonus bu toll ci 500% imagine nga am 5000 da nga ci wax ba doyal la ca neex itam mooy 25000 ah. boo jëndee bu 5000 da ngay am 25000 c'est ça donc 25000 nga am ko ci crédit boo jëndee 10000 da ngay am 50000 bëri na de waaye ñii est-ce que ay nit lañu est-ce que Tigo ay nit a fa ne. valable vers. man de dama foog ni ñoom dañuy jaayatuñu dañuy maye. lii kañ maye la. xéwal la de. ah Tigo jaayatul day maye. xam nga moom communiqué moom réew mi ku fi ne foog nga communiqué. foog nga communiqué de. ah Tigo de kon am na lu mu fi jëlee ñàkk communiqué moom Tigo jëlee na ko fi. am na lu mu fi jëlee de dëgg la de ñàkk communiqué ndeke Tigo jëlee na ko fi xam nga loovit boobu buñ ko dee wax te déggu leen ko da ngeen di foog ni ay kaf la waaye boo doonee client Tigo ci ngay comprendre loovit bi alors Tigo mu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média ñu koy gërëm bu baax surtout Tigo Cash bi nga xamee ni ñi ko xam nga ñam waajana moom fekk deewoo mënoo koo xam donc fekk souscrire ci Tigo Cash bi doo mën a xam njëriñu super buña boobu la nga xam ne ni Tigo moo ko jagleel ay clientam Tigo di leen ñaanal jeudi bu neex fii ci télévision Futur Média ngërëm ñeel itam beurre Sofia d'ailleurs moom laal fii toggee ca kanam gis naa nga teg sa ananas ak sa yu baax li ngay toggee beurre Sofia la njëriñam nag bala nga koo xam il faut nga am ko sa frigidaire. waaw foog nga am ko sa frigidaire ba pare soo bëggee reprendre recette yi def yeewu leen pap faaw ngay utiliser beurre Sofia obligé boo utiliser wul beurre Sofia sax du réussir. yow sax sa musóor bi dafa potu beurre. dafa potu beurre gis nga. day niroog beurre Sofia. pot bu kii boobu noonu xoolal bii lay voilà pot boobu lay nirool sa musóor bi lool ah itam bi su xoolal bu fekkee li may wax du dëgg rek la. Mado yow mi ci tagal yu riis yi xoolal xam di jeg ji léegi ku fi musóor galam baay Mado la. wallaay galam baay Mado day musóor. ñoo bokk entreprise bi de Baye ak Mado. donc ci kanam Pape Cheikh dinañu réaliser ay fruits en tempura maanaam dañuy jël sunu fruits yi nga xamante ne moom la ñu am fi muy pomme ak ananas Pape Cheikh. donc fas yéene ko saaf benn tempura soo ko déggee benn friture la maanaam bu assez léger boo xamante ne day couvrir fruit bi. donc bàyyi ci benn goût bu assez neex. donc ci kanam c'est pas un gâteau wala. non c'est un dessert c'est des fruits yoo xamante ne dañuy daggat fruits yi saaf ko mais day ànd ak benn pâte boo xam ne c'est un peu spécial donc suñ ci jógee itam defar benn pâte de fruits à l'orange parce que gis nañu dañ koy jënd ci commerce yi mu nekk genre tàngal yooyu nga xamante ni day pâté day nooy day nooy nga xam ne da ngay gis suukar bi entouré enroulé ko day jambe day jambe nga xam ne boo ko xampee da ngay sentir neex tam dëgg la dafay donc ci kanam rek day kiyaawe day kiyaawe waaw day kiyaawe pare nooy yooyu xam nga kiyaawe day nooy waaw day nooy day nduroo kiyaa sax yow loolu nga toog dina neex di je te jure et tu sais ce qui me li ma xaw a bizarre mooy togg tubaab bi ay tur yu rëy lay am. ay alfi à la sauce Mado. à la sauce ay pâte de fruits à l'orange. ay croquettes de Bijou Ndiaye à la noix de Djibi. ay croquettes de Djibi. à la sauce Bijou Ndiaye à la sauce Bijou non tamit croquette de Djibi kay sauce Bijou Ndiaye rek la mën a ànd. dëgg la loolu foog mu ne c'est vrai de ay sucette de Kya Aidara à la champignon. à la champignon de Bamba. de Baye Fer. c'est vrai ah après c'est des noms yoo xam ne day rafetal mais yenn saa yi nga liir ci bu rëy foog ñu lu rëy la après ñu tegal la ko mu tuuti je te jure laajte rek soo commandé sa plat am nga droit laajte lan moo ko composé ak naka lañ koy defaree. jarul ruus serveur bi expliqué la jarul il faut demander parce que tu entres dans le resto sa xaalis ngay fay voilà jarul ruus il faut demander neel serveur bi li nga bëgg man saa yi ma posé ay questions restaurant ñu reema waaye damay laajte man moom damay laajte moi je pose beaucoup de questions la même chose rek boo àndee ku xam
la même chose da ngay laajte la même chose. yow wax nga dëgg de. mais léeg-léeg nga ànd ak foog ni dafa xam te xamul. commandé la même chose. mais nañu bàyyi la même chose. man mës na ma dal de. billaahi li ma lay wax ni mës sama na ma xarit bi dañoo ànd restaurant ma commandé loo xamante ni rek régime diabétique la. xam nga yooyu laay jël des fois. mës na ma dal ma ñu ne ko commandé. monsieur qu'est-ce que vous prenez mu ne la même chose. la même chose gis nga bi ma commandé loolu di ko lekk. serveur yi ndeysaan ñi ma jaay fa lañ taxaw di ma xool. ndax nee nañu loolu ñu commandé. dañu daan gis ndeysaan nit ñi di ko commandé mais duñ ko lekk. bi ma ko commandé ndeysaan xam naa dañu foog ne ci ñooñu laa bokk. fële la serveuse yi taxaw ndeysaan di ma xool. ndax maa ngi koy lekk. bi ñu paree dañu ñëw di ma baalu. ne ma lii ndeysaan nit ñi dañ koy commandé mais xamuñu sax lan la ndekee sucré salé la. benn kii boo xam ne fromage ba dafa saf suukar. c'est vrai ils ont de ces noms dans certains restos mais c'est ce qui font leur charme. et puis mooy côté marketing restaurant parce que loolooy jaay ay sauce de femme voilée. sauce de femme voilée nga wax. à la daba aaj. wala croquette de femme voilée à la sauce entrepreneuriat. ak à la daba aaj rek. man de turu Baye Cheikh xaw fu mu ko jëlee mbay. à la dorobé. c'est le culinage. merci on te retrouve ca kanam looy toggee ban gaz. lobu gaz Mame Diarra. sakkan économique. waaw ba pare am sécurité. lu ci maire Diall wax. jëm nañ laa génne réew mi mënuñu ci yow dara léegi nag dañu lay toppandoo. lii boobu moom laay seetaan chaque jour bu may reetaan loo chaque jour. problème bu télé bi problème bu yeewu leen daal ak nit na ñàkk ngeen fayda di réej ne ci télé bi keng di kokki di téléspectateur yi yabaate ngeen mais nag Baye Cheikh leen sax élage amoon may gar mais nag Baye Cheikh mais keng gudu jee keng bu ñu leen ay animateurs yoo xamante ni yalta leen mat mais Baye Cheikh oui élage allez-y nga baal ma rek gaz bi léegi nit publicité loo xam day bëgg rek mu jaar mais bii bokku ci non dafa sakkan wallaay xam nañ si dara suñu waa man daal gëj nañ ma dab na ma gaz bi jeexal wallaay dégg nga wala non sérieusement Alfi bi muy doog a ñëw ci télé vraiment dafa daan def yenn saa yi sax je pensais que daf koy def exprès day bàyyi 2 heures du matin mu woo ma allo Pape da ngaa tëdd ma ne ko yow lan nga muy wuyu heure bi waaw muy la gaz bi fekk temps maa ngi woon te sëy ba waaw yow lan nga muy wuyu heure bi mu ne ma gaz suba bi dafa jeex de mais gëj na maa woo non c'est sérieux ça fait presque 1 an non bii moom bañ jëndoon ba tey jeex 9 kilos mu am na maanaam moom ba tey bii la nopp Mame Diarra bii saison bi commencé dëgg dafa tag ay bouclam yow tam la bu gaz a goog donc la bu gaz mu ngi leen di ñaanal itam bëccëg bu neex ci télévision Futur Média merci Alfie tout à l'heure on parlera science on voyagera un peu pour am yu ñu waxtaane paraît-il daa am ku ñu jàppoon États-Unis parce que moo indi woon virus su sida quelque chose alors comme ça dañ foogoon ni moom moo nekkoon patient zéro c'est-à-dire patient bi nga xamante ne moom moo dugal sida biir États-Unis benn pilote canadien la woon mais là ak ay recherches yu ñu def ils se sont rendu compte que moom en 77 la am sida alors que dugg na biir États-Unis depuis les années 70 notamment à New York dinañ expliquer comment les recherches ont fait pour prouver que c'était pas lui le patient zéro bi nga xam ne moom la ñuy déterminer à chaque fois infection am ci benn dëkk wala ci benn partie ci monde et puis dégg naa tubaab bi léegi dañuy defal lépp artificiel ay poumon artificiel ak yooyu xanaa yooyu ay CDD la pancréas artificiel la vie pancréas artificiel pour diabétique yi parce que diabète tout le temps am na ay entre 1000 ak 10 000 personnes yoo xamante ne dañ leen di hospitaliser en France en tout cas parce que seen insuline dafa ëpp wala dafa wàññeeku léegi dañu créer benn pancréas artificiel boo xamante ne day réguler sa taux sucre ci biir sang bi di la envoyer taux insuline. Ben c'est cool ça donc on en parle tout à l'heure ak Bijou Commandant Sam Ndar xaw ma théâtre bu amoon ak waa Baara Yogo ak waa turu bu Ndar bi am na maire bu ci tuddoon maire Konetou. si Néné Komé c'est toi. mooy Pape neen dafa am xam-xam di tëb. am na lu leen di ñam ñi oui ñam. Baye Cheikh. je retiens. commentateur bi sama ndey ma nga France donc on voyagera tout à l'heure fii ba weer. on voyagera avec elle et puis Mado j'aimerais qu'on revienne ci reportage bi ñu def la dernière fois puisque da nga ñu diggoon ñu weer wi yëpp on parlera de la femme dafa am koo seeti woon mais taluñu ko déglu ndax ay rançon ay Pape Cheikh mënu ko léegi yémmi na waaw comme ni nga ko waxee Pape Cheikh rek tey dañuy delluwaat comme ñi ngi tëjee yeewu leen tëjee ak ki nga xamante ne moom moo di Fatou Faye nekk jigéen boo xamante ne dafa amee laago waaye teewu ko gëm boppam di dóor waar ci li nga xamante ne moom moo di wàllu coiffure waaye xam naa ne semaine prochaine comme dañuy sargal jigéen ñi c'est vrai que dañ doon wane woon ñi néew doole waaye dinañ wane yeneen xeetu jigéen yoo xamante ne tamit comme lu mel ni ay médecin ak yeneen xeetu jigéen yoo xamante ne ñi ngi daan seen doole waaye teewul ba tey ay jàmbaar nañu
jeex na kon ca kanam lay nekk et puis Kia Aidara bonjour bienvenue moom maquillage am day jël 58 heures de temps mais elle est là da nga ñëw ak ay jigéen yoo xam ne ni ay jàmbaar lañu man ci ki leen épaulé laa ko seetloo muy sama waa ji Aminta Thiam Aminta mu duudu di xale bu am jom mais dama gis ni léegi jigéen ñi léegi ay entrepreneurs la ñuy wax wala. Dites-moi, exactement ça. Femme entrepreneur ou entrepreneur ça se dit. On dit entrepreneur. Ah dañu laaj garmi ba xam garmi on doit dire entrepreneur. man de mbay kon dama ci yokk yaa gi entrepreneuriat xam man dama neex. boo bañee problème entrepreneuriat waaw. kon yokku ci yaa gi. baax na c'est les dictionnaires yi ba xam. c'est vrai que jigéen ñi léegi. xëy na entreprenante yooyu yëpp ci la bokk. voilà entrepreneuriat entrepreneur. l'essentiel rek mooy ñu comprendre li ñu bëgg a wax donc mu nekk ay femmes entrepreneur yu am solo yu am jom. business tour nag Linguère tour plutôt ñu ngi ko doon waxtaanee boobu ba léegi. jàlloon nañ fii il y a pas longtemps pour événement bi nga xam ne dañ koy organiser tous les premiers samedis du mois. du mois donc mu nekk waa Linguère tour. bii nag dafa am seen Linguère tour bii ñuy organiser mois bi dafa am benn spécificité. spécificité bi mooy lan seen thème dafa tudd nous célébrons la femme. moom dañuy célébrer dañuy sargalaat jigéen. mu am ay techniciens de surface yoo xam ne dañu leen war a recruter maanaam ay consultation médicale également yu fa nar a am. gratuité. gratuitement lañ koy defee foofu pour ñi nga xamante ne pour jigéen yi nga xam ne dañ fa war a ñëw. bu weesoo loolu am nañ également ay panel de financement lu mel ni FONGIP ñu ma daan ko fi waxtaanee. pour ñi nga xamante ne dañu bëgg ay fonds pour mën a sukkali seen business seen business. bu ñu demee foofu dinañ leen expliquer yan conditions la ñuy teg pour mën a kii ma dalal leen déjà muy Fatou Bintou Aaj ak Maguette Wade. bonjour Maguette Wade télévariété. non je blague moom lañu la tuddee xanaa Maguette. waaw. damay tooñ bienvenue alors comme ni ma ko waxee léegi ci plateau bi yéen a ngi célébrer la femme mais parce que 8 mars bi moo jàll donc seen premier samedi toujours mois de mars da ngeen jàpp ni la femme la ñu war a célébrer. moo tax mu nekk seen thème. asalaamaaleykum waa Sénégal di wax asalaamaaleykum aussi waa Yeewu Leen di bëggee bu baax seen émission bi nga xam ne ñuy bëggal chaque matin bon comme Kia ni nga ko waxee Linguère Tour on vient de la part de Amina kii la boo xamante association boo xamante ne la pour femmes entrepreneuriat yi comme ni nga ko waxee ñëpp ngi góorgóorlu ku nekk ak sa coin ñi ñu ngi def couture comme man Fatou Bintou Aaj complexe cosaan ñeneen ñi ñu ngi def ku nekk yaa ngi am loo sa secteur loo xam moom ngay def donc chaque mois dañu regroupé fenn place du souvenir en général ku nekk indi sa produit ñu teg foofu exposé donc soo ñëwee yaa tout jaay foofu pour gën a échange de clientèle ku nekk di nga ñëw ak sa clientèle bopp donc loolu échange ça permet ku nekk même ku fekkee ni koo xamante ni sa liggéey peut-être nit ñi xamuñu ko dina tax client ba yeneen yi ñëw dañu mën a xam ku nekk li ngay def ak yooyu daal ay xale yu nekk seen coin di liggéey nit ñi xamuñu leen mais ñu ngi góorgóorlu suñu biir di fexe ñu gën a ubbee affaire yi mu gën a yaatu bu baax. mais lan moo waral concrètement ren ñu war fa fekk ay recruteurs parce que maa ngi dégg ni que am na ay techniciens de surface yu ngeen war a recruter ak ngeen dem jëli lu mel ni FONGIP indi ko ci événement bu toll nii pourquoi ce choix. waaw loolu xam nga bàyyi la ak sama système mu expliqué la. d'accord. bonjour. Inch'Allah le samedi 12 mars boo ñëwee place du souvenir dinañ la gën a expliquer mais pourquoi ñu def loolu parce que mars dañu wax c'est le mois de la femme. et dañoo jël mois bi choisir ci 12 mars ne on va célébrer la femme duñ ko jël rek def ko 8 mars dañuy def mois bi yëpp on va célébrer la femme et Inch'Allah le 12 mars il y aura des panels qui se feront à la place du souvenir des panels premier panel bi parcours de Linguère la tudd. on parlera du financement naka nañ nit yi mën a def pour ñu financer leen et tout et foofu la institution étatique FONGIP ñëwee pour dimbali xale yu jigéen ñi. Il y a aussi des institutions privées telles que Cash Service ak Kër Aram Jàppale entre autres ñoo xam tamit dinañ fa nekk pour mën a jàppale jigéen ñi dimbali leen pour entrepreneuriat féminin gën a avancer. c'est intéressant man li ma gën a neex mooy ay jigéen yu dajaloo kee dëkk fële kee dëkk fële kii di jaay mboq kii di jaay gerte kii di jaay saabu di jàpp benn date ci weer bi dajaloo
indi seen ay produits seen ay marchandises indi seen ay clients def échange boobu loolu moo ma neex quoi. Comment ça se passe chaque mois place du souvenir naka ngeen di nekkee ak clients yi. waaw ça va peut-être mën naa ne suñu liggéey dafa bëri stress. Ah oui, dañuy stressé on est toujours stressé mais le fait que ñu nekk ensemble même bu ñu gisul kenn rek. échange bi entre ñun parce que kay day dem jënd si kii ki dem jënd si kii ñun suñu biir dañuy jëndante suñu biir. et là yeneen clients yi ñu ngi ñëw donc lu neex la si ñun. de temps chaque mois ñu sante genre tour la. mais tour boo xam ne liggéey la jur aussi. parce que tour bu am solo aussi la. donc vraiment alhamdulilah daal. intéressant Mado. rek li ci gën a neex Pape Cheikh mooy d'habitude jigéen ñi fu ñu mbooloo rek xam nga dafa am dàqantal mooy maanaam jigéen fu ñu nekk rek dañu bari ay coow wala histoire dafay nekk donc je me pense que lu mel nii dafa wund lu baax loo xamante ne war na ñaax jigéen ñëpp ndax bu ay jigéen mànkoo booloo doon benn je pense que mën nañ indi benn participation ci développement wu réew bi moo tax ñuy ñaax saa su ne jigéen ñi ñuy bañee di ŋàññante di defalante wala di waxante lu ñaaw am xalaat yu ne mel projeté ko def ko je pense que dina mën a dimbali jigéen ñi ak surtout ñun par rapport ak suñu développement ba tax comme ça 8 mars comme dañuy naan dañuy xeex suñu ak suñu ay yelleef bu yàggee sax du soxlaati parce que ku nekk léegi yeewu na xam lan la jigéen mooy wareefam te liggéey dafa jot pour mën a dimbali sa bopp ba pare ñu mën la ràññee ci sa réew mi nga nekk. donc juste pour revenir un peu ci consultation médicale boobu noonu est-ce que mën ngeen ci ñëwaat. Le 12 mars aussi incha allah dañuy def benn consultation médicale gratuite boo xam ni benn service bu tudd Awaki moo koy maye jigéen bu fa ñëw incha allah dinañ la consulter nga indi sa doom tamit ñu consulter la et ce même jour tamit benn femme bu bokk ci Linguère Tour dina def recrutement 30 techniciens de surface mooy li nga doon wax. parce que dañ ko financer mu ubbi benn cabinet pour techniciens de surface yi incha allah le 12 dina recruter 30 techniciens. c'est bien. waaw di fàttali ni moom technicien de surface mooy ñeen ñi nga xamante ne yéen a ngi liggéey ci entreprise yi wala ci kër yi ngeen di gérer nettoyage entreprise wala kër yi donc je pense que bu ñu ñëwee ci à la place du souvenir le 12 mars dinañ am possibilité dajeek recruteur boo xamante ne apparemment yéen a ko financé ci business tour ci Linguère Tour la bokk donc créer entreprise boobu war a soxla ay femmes de ménage wala ay des hommes de surface ñi nga xam ne ñooy nettoyer entreprise yi wala kër yi donc je pense que c'est ça. voilà El Hadj dafa mel ni jigéen ñi duñu ay yaafus de. bàyyi Cheikh tëdd daal xewi na. dëgg la de soxla bu teew ay nelaw faju ko may. te maa ngi lay wax ne ku fi tëdd dañ lay joggi. ñi jóg ñoo lay dëgg bàyyi Cheikh. wóoru moo tax bu gaa yi jógee rek jógal. waaw dëgg la de. tëdd xewi na de jóg ngeen. ñii nag sama jigéen ñi de li ñu woote lu rëy la. ah oui. parce que bàyyi ni ko ma da waxee wax na dëgg de. jigéen ñi dañ daan nekk rek mbay di werante. ah yaa ma kii wax na ma waxal na la nangam maa ngi dem téye seen tëjee. ñëw na nattul ak ñëw na natt na. yooyu nag jóg na fi. wallaay sama Linguère Tour daal jëlee na fi yooyu. jom ful ak fayda ay exemple lañu je pense c'est des modèles à suivre hein. Et puis ñeneen ñi nga xamante ne peut-être ñoom def nañ seen affaire de manière très organisée mais je me dis même boo nekkee ci benn koñ ñun keroog def nañ ko fi nii xam nga dañu fi am natt ñun yeewu leen xam nga sama dikkee yenn saa yi nga nattal ma ñu nattee séddoo loolu dëgg la bu fekkee dañoo mais mois bi sa natt dafa yéex a ñëw de. waaw dëgg la bu fekkee da ngeen bokk koñ yéen a xam koñ ngeen bokk yéen a xam ci même ci entreprise bi ngeen nekk war ngeen mën a def genre échange yu mel nii parce que mbay comme ni ñu koy waxee saa su ne rek soxla bu teew ay nelaw faju ko te as gor moomu tàllal loxo rawatina jigéen donc jom fulla ak fayda la ñu sàllool man daal je vous encourage encore et je vous donne rendez-vous donc samedi nous vous donnons rendez-vous samedi. On viendra. D'accord Inch'Allah. Merci beaucoup merci Kia merci à yow leen. jërëjëf kontaan nañu allez merci Kia ci loolu nga ñu indil tey ci wàllu liggéey rek jigéen ñeeg ni ñu amee jom ngërëm ñeel waa Linguère Tour yëpp rendez-vous samedi place du souvenir Aminata madame Thiam que nous remercions moom itam ci noonee nga xamee ne am na ko jom ba wone ko ci réew mi yaafus baaxul toog rek di xool moom amatul njëriñ la preuve bari ki dem boo njaay rek Mado daf ñu wanale ak jigéen joo xamee ni naam sax ku ko xool da ngay foog ni mënalul boppam et pourtant mënal na boppam bu fekkee élément bi noppi na ci ndimbalu Pape Samba Thiam ñu dem ci tuuti. waaw Pape Cheikh moom comme ni ñu koy waxee rek maanaam moom saa yuy xëy di liggéey ak métit lay yëg comme ni ma la ko waxee li ko wund nag maanaam benn injection bu ñu ko defaloon ci bu mu nekkee tout tànk mu yàqal ko tey àddunaam nii waaye tewu ko gëm boppam saa su ne di xëy di dem di liggéeyi te lépp loo xamante ne moom moo ko fay def moom kenn moom moo ko fay def waaye balaa ñuy gën a ficc rek dañuy dem xool élément bi boo leen ko seetaanee gëm naa ne di ngeen gën a comprendre li tax tey ñu teg li ak di wanewaat toujours saa su ne jàmbaarte jigéen yi
Sénégalais yi ñu jàppale ma seen doom la seen rakk seen mag affaire yooyu ku ci am xolu yërmaane daal ku mu mënti doon maa ngi lancé message yu Youssou Ndour tamit moom mu jàpp ci bu baax a baax parce que télé bi macha allah. Fatou Faye la tudd moom nag wanale nañ leen ak moom pour ñu ko suivre loon ñu ñëwaat ci loolu xale yi à la demande générale la ñu ko tuddee ci télé bi ñu ñëwaat ci moom parce que am na ay parcours yoo xamante ni li Fatou Dieng di wax rek ci ne ay jàmbaar lañu. waaw comme ni nga ko waxee rek Pape Cheikh donc Fatou Faye moom mi ngi ñëw fii ci Dakar en 1997 ñëw nag parce que maanaam fee mu nekk ca Fatick dafa mënul woon daan dooleem comme nu mu waree. mu ñëw fii ci Dakar loué nag benn néeg boo xamante ne ma nga fa nekk ak ñeenti nit yoo xamante ne ay mbokkam nañ ñaar ñi ay rakkam nañ ci salon bii nag muy liggéey ci leen di jàppale ñuy jàngee fee nga xamante ne moom moo di université donc moom bi ñu ko laajee lii yëpp muy def nii maanaam yaakaaram yëpp ëllëg daal nee na daf ko teg ci rakkam yooyu nga xamante ne bu ñu demee ba tekki dinañ ko mën a dindil yéen bi wala coono bi nga xamante ne moom lay jàkkontoolee waaye toujours li ci nekk rek mooy gëm boppam ak gëm yàlla surtout parce que dafa ne amaana daal metti na mais da koy def parce que nu mu leen bëgg a dimbalee moo tax mais mi ngi ci gëm yàlla bu baax léegi dafay fekk si waat tuuti tamit li caat waxoon parce que moom bi ñu ko doon laaj ak élément bu mu jàllale moom dafa ne gëmul ay 8 mars du ko fête moom itamit bu ñu ko laajee ci 8 mars bi lan nga ci xalaat mu ne du lenn loo xamante ne yitteel na ko torop parce que boo xëyee naan yaa ngi feetu ci loo xamante ne boo liggéeyulee doo am xaalis ma amaana doo mun fay sa néeg doo mun fay boutique bi nga xamante ne moom ngay fay chaque mois di 35 000 te léeg-léeg li ngay fayee ko sax ci bopp du la ko mën a fay ba tax na da ngay am arriéré donc moom dund ko torop moom daal li mu gëm moo di ak loo munti doon da nga war a gëm sa bopp daan sa doole et surtout dafay xeex loolu parce que seetlu na ñi nga xamante ne dañu amee laago ñenn ñi dañ ci taamu wala dañu amul wërsëgu peut-être am liggéey wala am tuuti boo xamante ne dinañ mën a def dara donc dañuy préférer tàllal seen loxo nee na nag pour moom éviter loolu ndax ñi tegu ci ndoddam dañu bare mu jàppagum ci lii mais teewul tamit mi ngi ñaan dimbal ñëpp ak képp koo xamante ne yaa ngi ci réew bu fekkee mën nga ko jàppale ndax ku xool élément bi gis salon bi dara newu fa ay chaise rek la fa teg ay bagages di létte te ku xam salon laaj na ay matériel donc képp koo xamante ne daal yaa ngi am sa yéene mun nga ko dimbali jàppale ko di lancer waale appel waa Kër Aram jàppale comme ni ko Linguère Tour defee ndax ñoom itam saa su ne dañu jàppale jigéen yi amul doole yi Pape Cheikh. Libaas de ku baax la. waa dëgg la. da koo doon dee Baye Cheikh Libaas moom macha allah ñu xuus ci moom tuuti. da koo doon Baye Cheikh xaj na ci balaa 11h. da koo doon Baye Cheikh. dëgg la. dafa am jigéen ju baax ñu naan Abdou Issa Dieye Abdou Karim. wallaay. kooku soo ma sànni ñëw ci marché ngelaw. am na jigéen ñoo xam ne ñi moo leen di financé ku ci nekk daaj sa table. dëgg la. jigéen ñi yàgg nañu doon jàmbaarte. kooku nag dëgg-dëgg moo formé libaas mi. dëgg la. soo ma sànni fekk libaas. ca mees ya. nga fekk ca cuuraay ya. wallaay kon lii mu am nii jomm ko. waaw am na yoo xam ne ci wuy juri la. wallaay et puis jigéen ñi yàgg nañoo wane jàmbaar. ci woy bi laa ko déggee démb ba tey jile. yàgg ak Pastef yaayu Awa Gueye Asoudatel. teel a tukki. teel a nekk commerçante. bi muy dem ay Chine ak dëkk yu sori yooyu noonu boobu fekk na benn jeeg amul fitu tukki. mais Baye Cheikh ca gaal ya lañ daan dem ñooñu ak bato ya mag ñooñu brave lool am jom di yenuy géej yi di yóbbu ay yéet di yóbbu ay xorom lu ci nekk ñu ko jële ci réew mi di ko yóbbu ci yeneen réew dem ci dëkk yi am na dëkk bu ñuy faral di dem fa la jigéen ñi jëndee légume ak ñoom géej ak yéet ak yooyu noonu waaye dëkk bu waaye laa fàtte lu mu tudd jawbe waaw jigéen ñi yàgg nañoo dem jawbe marchandise dañ naan fii ngay tàmbalee boo defee jawbe wallaay bu doxee nga dem Gambie wallaay jaare Farafeñe dëgg dem Maroc wallaay noonu la ma ngi daan def de pare dem Chine dëgg la de dem Turquie moo tax léegi ñu ngi seen état si ne nongu toog dëgg la de waaw dañ ko liggéey nag dëgg la de yàlla na yàgg te sax wallaay amin dañoo am jom liggéey ba nga xamante ni am na jigéen yu yàgg liggéey yoo xamante ni bu leen soxla dabee du ñu bind chèque dañ koy fat ci tàng-tàng bi du ñu dem banque waaw liggéey rek ko wóor li Pape Cheikh li gën a magnifique ci reportage bi ma doon def mooy la plupart des femmes yi nga xam ne dañu am handicap boo seetloo boo demee ci fii Dakar da ngay gis ni que ñu ngi ci yenn artère de Dakar yi te risque yi muy jël dafa bari risque yi muy jël dafa bari donc ku ci dem ba am ca jom ba bëgg ba jël sa activité di kii donte moom laay conseiller ak keneen ku mu mënti doona et puis am nañ fi je pense ay ONG yoo xamante ne amaana ñoom ñoo dul communiquer pour nit
nit ñi xam fan la ñuy def dëgg la jël seen dëgg la li nga xam ne moom la ñu am mais man dinaa ci ñëwaat dinaa ci def benn enquête bu large dem xool ñan ñoo xamante ne ñoom lañ fi teg pour ñu jàppale leen ñoom parce que c'est des citoyens sénégalais comme tout le monde c'est pas parce que da nga am handicap ba ci ANPEJ mais boo fa demee laajuñu la sa physique ndax baax na dañ la laaj ndax am nga projet bu bancable je pense que bu fekkee yow salon de coiffure nga nekk war nga mën a jël loolu def ko projet dem yóbbu ko ca foofu ñu financer la nga liggéey ndax jom fulla ak fayda du handicap du dara ci nit la. dëgg la yenn saa yi on n'a rien contre qui que ce soit parce que ñun itam dañuy wax ak beaucoup de prudence Sénégal la ñu ne yenn saa yi nga wax ñu jël wax ji araw ko mooñ ko fonde ko ajal ko def ci diw tiir def ci nëtëri def ci fekk yow reewoo foofu yenn saa yi nga dox ci mbedd man yenn saa yi ma dox ci mbedd gis sama morom pattul làggul feebarul mënal boppam waaye taxaw di ñaan mais bay loolu gor as gor war na koo daw as gor war na koo moytu kenn ñàkkul loo def mais bàyyi dogguma la de démb dama nekk ci taxi ànd ak benn waay boo xamante ne ma doon nee na moo la jàngal dawal waaju neex mu ne ma soxna si fekk ñuy wax ci ñi yàlla mi ne ma gis nga soxna si am na benn xasida bu Sëñ Tuubaa bindoon buy wax ni que boo ko mënee nga nekk ndaw nga am doole bien important di yalwaan dalay delloo ginnaaw maanaam mën nga ko def ba am 60 ans da nga koy def dalay delloo laa kaay ma wax la benn affaire ci suñu borom ci ni ma ko gëmee rek li nga bëgg Chérif ci li nga nekk waaye itam Chérif baa ngi ñu naa ko la war di raamal sax léegi ay dara Chérif waaw dañoo war a commencer di ko siyaare gis nga nee naa li ngay dox suñu borom daf lay jàppale ci loolu dama ko daan wax tout le temps ci li ngay dox voilà dama ko daan wax fi nga bëgg damay gën a nekk booy avant sax may am oto di takkaleek wut liggéey damay jékki-jékki wàcc liggéey ne du ma dox damay def arrivé payé bu ma demee sama yaay naan ma mënoon nga jël taxi yaa ngi yóbbu mënoon nga jël car yaa ngi yóbbu sama xaalis ma naan ko écoute comme taxi laa bëgg di jël te aw ma moyen yi xëy na suñu borom dina ma jàppale comme quoi yooyu boo ko gëmee yàlla daf li ci li nga nekk yàlla daf la ci dimbali gis nga bu dee da nga bien portant maanaam feebaruloo dara dalu la ngay yolwaan suñu borom dalay def original yolwaan kat day def yolwaan kat carrière ngay am ci yolwaan wi ñaan xaalis buñ lay ñaan nga naan awma amuma buñ la wax nga naan amuma doo ma sa waaye dama ne mbay yenn saa yi da nga yor ñaar téeméer yi barke ba mel ni million billaay yenn saa yi nga yor million bi ba mel ni ñaar téeméer million bi du barke ba mel ni mais yor ñaar fukk sax la gën a fort la ci reportage bi nga def léegi Ndeye Coumba bu Onglerie des VIP nee na daf koy may miroir ak quelques matériels pour salon bi nga xam ne lay def waaw dëgg la yooyu nag dana ci baax nii suñu soppe bi def bu ñeneen ñaar defee noonu rek léegi salon bi mag waaw léegi salon bi mag di fàttaliwaat tamit moom rek lañ amaana neex na trop bëgg naa ko mais di ñu fàtte am na ñeneen ñu ko fi jiitu jéeg ji nga xamante ne mu di Tida moom itam lal tablam di fayeeku di am bénéfice su 1500 te 1500 boobu 600 francs li ci jëndee gerte di ci am rek 900 francs di ko yóbbu di ko jox ay njabootam di jàppale jëkkëram jardinier moom itam képp koo xamante ne mun nga ko ci mën a dimbali ak Ndeye Coumba miy wër di jaay cuuraay bu sañoon am place kon ñoom jigéen bi nga def reportage léegi door fayu bu see ñi nit bindee sama nit ki bind na borom montre jamaa bi mu ngi ma takk waaw juróom-ñaari putu jamaa mu ngi juróom-ñaari putu jamaa na bu aussi nee na dina ci def dara ci kooku nga xam ni moom nga présenté léegi nii moom xam nga jigéenu jàmbaar la yàgg naa tukki jënd marchandise et tout ça di leen di ñaaxaale ñoom itam parce que toog di wax léegi wax nga ko gor moomut ñaan amaana ñaanuñu sax waaye dañuy sàkku rek ngir dimbali keneen ndax bu mu ci defee peut-être yàlla fay la waaye di fàttali que ñu nit képp koo xamante ne jàppale nañ la ci à travers yeewu leen du ñàkk dinañ leen toppaat pour wane seen évolution ndax dimbali nit tamit mu doxalee safaan ba du ñàkk amaana di nga tuutil sa bopp waaye tuutil ñi nga xamante ne dañu jël seen bopp tege ko feneen xaw ma ndax mos naa ko fi wax ma dosé tuuti j'étais avec mon chauffeur un jour dinaa ko rek si plateau en direct damay tooñ dafa am benn waay bu ko romb ci sama buntu kër fi ma jàkkaar loolu yëpp ay chantier la waa ji ñëw fekk ñëpp toog mu ne ko waa dama ñëwoon comme ñooñu di def damaa ñëwoon ba fii am ku ma doon seet bi ma ñëwee gisuma ko aw ma paas kooku ne ko li ngay ñaan
te yow dara jotula te ngaa ñëw ma boole la ak chef de chantier bi nga liggéey mu ne ko boole ma ak moom bi mu demee barki Serigne Bamba boole ko ak chef de chantier bi chef de chantier bi ne ko suba bu la neexee nga liggéey si fii journée 1500 la te chef de chantier bi wóoru ko ndax kooku mën na nekk maçon wala mu dara mais pour mu ñëw rek jàpp ci liggéey bi di am journée 1500 kooku nekk suba ñëwal 10 heures ci chantier bi ba tey kenn gisaatu ko du ñëw bi mu tàmm moo facile bi mu tàmm moo facile Baye Cheikh ñaan waaye Baye Cheikh lii Mado def tey dafa nekk lu rëy lu riche la topp bi tamit daf ci am solo surtout daf ci am solo lool parce que xam nga nit ñi suñu la gisee léeg-léeg nga gis ko xam ne ki dafay yàlla daf koy dénk wërsëg mu génn ci asaka sans mu séddale ko day xool koo xam ne kii bu ko jëbalee dana liggéey ba bu déwénee mu mën a génne asaka mu jox ko wallaay mbay dafa bëgg dëgg ñàkk gi wàññeeku wallaahi mais dimbali nit ki ba pare tëgg te toppaloo ko tamit erreur Baye Cheikh naka ni bërki démb Ndoye Bane dafa lancé benn appel bu am solo wax ne dafa am ku feebar nangam ak nangam moom nag Ndoye Bane ni mu ñaawee noonu la baaxee waaw sama benn moom daal sikkam yëpp ñaaw sama moom sikku Ndoye Bane yëpp Marie yaa ngi may dégg Marie Bane yaa ngi may dégg sa jëkkër sikkam yëpp benn sikk rek la am te yow gis nga Marie ni mu Miss Monde man de Miss Monde laa ko Miss World laa ko ñaaw Baye Cheikh Miss Univers laa ko tudd Baye Cheikh mais ni mu ñaawee moom Baye Cheikh góor du ñaaw monsieur le maire noonu la mënee lu baax nu muy mel. Baye Cheikh góor du ñaaw waaw dëgg la de bari na góor ñu ñaaw ñu bàyyi leen fa kenn gisul seen ñaawaay seen ki ko rafetul. ay mbay te wóor na ni Ndoye Bane mu nga may tontu lu rëy ci télé parce que sama doomu bàjjan la gis nga monsieur le maire mi ngi lay tontu waaye xam fan lay jaar wallaay mu ngi may tontu monsieur le maire nee naa ko gis nga bés bu suñu borom dogalee ñu fal la maire Pire li ma lay wax xam nga kilifa du tontonte na nga fexe ba bu ma ñëwee ci sa ay rencontre rek say conseil des conseillers lu ma la wax na nga ni patt ndax kilifa ngay doon yi mais noonu la baaxee appel am yooyu dafa am solo lu mu defoon ci appel bi mais Baye Cheikh man bi sama émission bi jeexee ñu dugal Ndoye Bane bi ndaw si waxee ak ni émission bi neexee bi may génn maa ngi géey waaye bi ma déggee information bi je suis abattu wallaahi nan xoolal yi rek li nga xam ne même pas rëyul génn rëy gi te ñi ko mën a faj du jeex ci sama xel rek laa ko wax damay génn rek bi may taale sama oto sa mu am kilifa gu ma woo ni ma Amadou Mbaye gar mi kooku jël naa ko dogguma la lu baax jip na de waaw nee na mu ngi lay yónnee ñaar fukki junni léegi waaw Nabou Osé yee waaw jip na de yu baax yaa de jip na de Nabou yàlla de déedéet kay Nabou yàlla na ko yàlla sàmm na de leer na naaj. waaw jip na de Nabou yàlla na ko yàlla sàmm jip na de sama waa jooju waaw Nabou jip na de sargal bu mais appel bu am solo appel bu am dégg solo nga Baye Cheikh bàyyi bu mag ñi dee wax nga leen di mag ñi sax dañu ko ci bàyyi bay ndax mag ñi mat nañu bi dafa yabaate day bàyyi ba mag fi mag ñi dugalee rek mu bëgg a dugal dégg nga Baye Cheikh di boofu sama portable sonné gor su baax ni ma gar mi jël naa ko en charge jël naa ko en charge jël naa magam bi mu ne tamit dafa feebar en charge macha allah bi ma xëyee yemul foofu de mu yónnee chauffeur am ni lii dama nga ànd ak moom ba ci hôpital ba ma duggee ci hôpital ba man ku ragal hôpital la keroog dem naa nag waaw da ngay dem kay mbay obligé waaw ndax dëgg bu kii defee bii tiyaaba da nga ci dox tam tuuti am tuuti tiyaaba mais Baye Cheikh réew mi daal am na fi gor yoo xam ne yii ñu baax lu baax rek la ñu bëgg a dégg wallaahi Nabou nag kontaan naa ci moom wallaahi osé na daal osé wul rek ci wax waaw osé na ci jëf noonu la mel ndeyam jaa tax mën naa wax Nabou Diallo osé ayca waaw vas-y waaw alors maa ngi yow ñoo bokk li ñuy wax ci Ndoye Bane rek parce que dañ ma mosoon envoyé ay photo nit ku feebar comme man damaa ragal ñemew ma ko xool du coup ma jox ko ma ne ko man mënuma xool lii parce que sama xol attanu ko en fait du coup ma boole koog moom samay mbokk yu nekk Louga ñoo ma ko boole loon waa Kër Merlo mais dafa dem topp gel bi di suivre ay rendez-vous am di ànd ak moom di ko utal nit yu koy jàppale ba kooku wér parce que man ñemew ma woon dem ànd ak moom supporté wu ma ko woon donc moom moo aidé gel boobu mu wér c'est ça donc c'est juste pour témoigner ci lu baax li ñuy def voilà donc Ndoye Bane ñu ngi koy bégee moom bu baax xam naa ni fii léegi semaine prochaine wareef dina dellu si ndax namm nañ ko it ci télé bi boobu xeetu kanam xam nga dañu koy bëgg di sitaan itam bu yeewu leen jeexee certainement fii ak altine dina àndandoo nga ne booy war a daanu man bu ma nee daanu damay jël suuf si diwoo kon moom nga def voilà donc dina àndandoo ak mami xam nga nag mooy mère Maté moom mag sax Nelson Mandela naan sama maamam ji muy wax en réalité mami mooy maamu maamam maam ji da ko ruusoo na wax gis nga sa photo xam nga
wala ma dégg ko rek xaaral ma jël pôle bi sama photo mariage yu yaay xam nga war naa leen ko barki démb ki taxawoon ci ginnaaw te bouquet bi mami la ay mami la ay waaye dinañu ànd ak ku neex Awa Traoré mi ci pes bi di gën a ànd ak bambara boo xamante ni keng keng yi la nar a nekk ci télé bi keng 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 ku ci bëgg ree ju bëri rek da nga seetaan Wareef à partir de la semaine prochaine Ndoye Bane Sera la je suis malade je te jure. Eva kat dama xamul lu muy ne Eva boo ko ne salaamaaleykum madame Diagne bare jàmm rek oui Eva Touré lu muy ne bare jàmm léegi nee na bambara ngaraaf la bambara lébu la mais nag Awa Traoré mais nag Baye Cheikh la souris c'est une bonne kii la souris waaye man bu ëppee day contaminé la souris c'est une bonne kii mais la souris quand c'est trop ça contamine Awa Traoré boo ko nee Awa Traoré lébu bi mu ne la xam naa dinañu tànn bis thème Awa Traoré rek ko toute la semaine. Allez, retrouvez équipe bu Wareef à partir de la semaine prochaine ci télévision Futur Média. On vous souhaite encore une très bonne journée ba tey dañuy desandi ak jigéen ñi comme semaine bi yëpp dañuy wéy ci ñoom defe naa am na ay jigéen ñoo xam ne nag bëgg nañ leen fàttaliku élage ay jigéen yoo xam ni bëgg nañoo jël ci ñoom exemple ay jigéen yu baax yoo xamante ni bëgg nañoo xool ci yi ñu ne. Baye Cheikh xam naa rek nanu tàbbi rek ci élément bi. mais jigéen ñi daal ma la indil tey. dañoo osé woon ci sañse mag ñi wallaay Adja wul yéex ya keroog ba ko coon sekk wooyee kenn du ñoom kenn musul gis loolu ñooñu bu ñu masaan a sañse ba génn convoi bi jóge këram ba kër coon yooyu lañ daan def wallaahi yu baax yooyu Adja leen a Fall Diagne mu baax mi ajatu peneere ñaan cay mag ñooñu ku nekk naan peneere du ma gën waay waay nan tàbbi rek ci ba mag ñu ookoru xool leen seen sañse seen Ganbali bara Sambali ngerma wario Ganbali bara aduna ko berel je dunia ko mere Seydina dana wax naa ne dangay déglu way wa ngir nga xam la muy wax bu la saas baat jaaxale lagal nga laaj ko bul bàyyi ba mu dee ngay soog a déglu naxar wa day gën a tiis ngir dootoo ko mën a laajte boo ko weddee xoolal ci Abdoulaye Mbuub mbaa nga xool ci Mbaar wala nga xool ci Mbay Faale keroog bañ fi jógee la seen xam-xam sogo saaw ci réew mi Sidi mooy sëtu Ma Njaay Faal Goragay Dambeen bayu na bu tuute Papa Njaag neene Saabar Njaag Manungu Njaag Bubakar Njaag kumay sanaleek Njaag kuma borom naaj we Baye Cheikh mag ñaa ngi noonu dañu daan sañse yu rafet couleur yu osé couleur yu osé du tay de waaw dëgg la def ngalam yu baax ba pare nag jubóo te jubóo dafa am solo jubóo dafa xew de xuloo yi daal lañu war a bàyyi ak xasante bi ak wax lu bon nañu bokk ndey bokk bàyyi mag ñi lii lañu fi bàyyi nañ leen roy valeur rek yu am maana lañu fi bàyyi valeur tey ci loolu ci la ñu dund ba ku ci nekk tey yaa ngi toog ci sa kër di def sa fu doon ñu lay maamoo ñi dem tam yàlla na yàlla yéegu yéega ci àjjana yu kawe mais man daal dëgg-dëgg mag ñi daal man Baye Cheikh suñu la laajee kuy xaritu Amadou Mbaye Garmi
nee ko mooy mag ñi. wallaay mag ñi daal laa sopp. am valeur am valeur. waaw yal na yàlla sàmm. Fatou Sow Félix wax dëgg fa Fatou Sow bu baax mi. très bien. moom tamit noonu rek la doon def waa kër Amadou Gueye docteur yi mais comme li nga wax boo seetee ci suñu yaay yi. est-ce que seet nga ñoom entre sœurs. dañuy suude. solidaire. defandoo lépp ensemble ba léegi peut-être ñun sax nouvelle génération bu ñoo màgg peut-être di defante. ay sa sama sœur du ma kii wala boo defee mais boo seetee ci suñu yaay yi c'était tout le temps comme ça. bu xew amee ñooy àndandoo. bu dara amee elle faisait lépp nii donc maa ngi leen ci sargalaale bu baax extraordinaire waaw ak Adja Fatou Diop Guèye Sall moom itam di ko ziyaar ndax ci yooyu rek yaay yu baax yooyu daal nañuy jàngal dafa rafet rafet daal moo am solo. wallaay rafet am solo mbay rafet am solo. yu baax yëpp. nañu yàlla taas ci seen baax Adja Ndella Wade maa ngi koy ndokkeel lu bari. Samburi may jéy mi ci Ségou. ci ndey yu baax yi ci la. docteur Fallé Aram Sarr mi ci Dimar. ci ndey yu baax yi to indil beneen tur waay ci ndokkeel tamit bu baax ajot ndey suuf lumbu. wallaay ci ndey yu baax yi la bokk. moom boo ko fekkee ak ay sœuram. ndeysaan amul xarit. couleur bi. ñoom la jàppante bu dee dem ci oto bi la lay dugal. waaw ca ginnaaw def nañu sama ndey jot na rafet Adja Rokhaya Jaxate. mais loolu fa am solo bay Seex mbokk ndey koy jur. wallaay mbokk ndey koy jur. mbokk ndey koy jur te am na fa xam ne boo tollee mbokk yi rek la ñuy woo. kenn du woo keneen ku ñëw dañ lay génne. wallaahi waaw parce que bokkuloo ci nag. voilà bu ñu demee ba limite moom. mbokk rek kay taxaw. kon fonk mbokk gi am na solo. am na solo ñàkk fonk mbokk wóorul. jërëjëf El Hadj ñu ngi la ciy gërëm bu baax loolee mën ngeen ko amaat ci replay bi ci YouTube bi bu ngeen bëggee di seetaan suñuy émission nag na ngeen sàlloo bu ngeen ko ratee te mënu leen ko enregistrer ci seeni télé ngeen dem ci YouTube am na chaîne bu tudd TFM foofee bu ngeen fa nekkee bis bu jot lépp lu jàll ci télé bi di ngeen ko mën a amaat en replay wala ci suñu site internet bi www.igfm.sn jërëjëf Mbaye Bijou léegi ñu tukki ak yow mère Konetou pour yi nga xam ne ni yenn saa yi mooy xew bitim réew ñun sax duñu koy yëg waaye bu ñu la dégloo rek xam li xew ca ñooñu. avant ñuy dem voyage Pape Cheikh dañuy yem fi Sénégal parce que dafa am benn forum boo xam ne commencé na depuis le 8 mars ça s'appelle le Next Einstein Forum c'est-à-dire forum bi déterminer futur Einstein bi mais en Afrique li ñuy def mooy mettre en avant recherche ak découverte scientifique yi nga xamante ne ay africains entre Égypte Sénégal Nigéria Afrique du Sud un peu partout en Afrique ñoom ñoo ko def ñëw wane ko pour ñu jox leen benn prix parce que li ñu gis mooy jeunes scientifiques yi bëri na ci ñu am talent mais duñu ko mettre en avant donc dañ doon dem gis ay chimistes ay mathématiciens ay astrophysiciens ku ci nekk indi li nga xamante ne moom nga inventé pour Afrique mun jëm kanam ci wàllu science waa rédaction demoon nañ fa def benn reportage ñu xool ko ñëwaat. Afrique di wéy di dépenser ay milliards ci dollars lépp ngir wuti ay ingénieurs ak ay techniciens lii nag doon koppar gu bëri gu muy ñàkk ki ko doon xamle sax di Thierry Zoumahun forum gu njëkk gi boole ay scientifique guléet muy am ci continent bi doon lu ndaw yi nekk ci Afrique doon xaar ci wàllu science technologie ingénierie ak mathématique dina am nag ab plateforme panafricaine bu ñuy taxawal lépp ngir weccoo xalaat te liggéeyal askan yi. Le partenariat pour le développement des compétences en sciences. ak partenariat bi ñu taxawal gën a dooleel ñi am xam-xam ci wàllu science appliquée dox suñu digganteeg Éthiopie ak Rwanda. bëgg nañ ci am lu toll ci fukki junni ci ay docteur ndaje gu mag nga xam ni it dina jëm ci dundalaat science ak technologie ak it lii ci NEPAD doon na ay yoon yu ñu war a topp. sur la présidence ont montré la voie à suivre. ndaje bi nag tax ñu gën a di weccoo seeni xalaat ngir Afrique lu jëm ci wàllu science ak technologie gën fii dox. réew Afrique am ay borom xam-xam yuy dem ci réew tugal yi di fay liggéeyi ak jigéen ñi nekk ci Afrique seen lim gu néew ci biir kuréel gi ëmb scientifique bi ci àdduna bi loolu lépp nag tax ba njiitu réew Rwanda ma nga xam ni mu ngi def liggéey gu am solo ci fànn bi di ñaawlu rek koppar ga néew gi ñu dugal ci wàllu science ak technique. in research and development. lu ñuy dugal koppar gu takku ci lu jëm ci wàllu science ak technologie loolee tax sax étudiante yu jigéen yi yëngu ci wàllu science néew lool ci université yi ba tey ci àdduna si ci wàllu science gis nañu takkuwuñu ñun nag li ñu am lu baax duñ ci jariñu lu bari. than 1/3 of researchers and even fewer. fukk lauréat ak juróom ci jàppandalu bourse excellence bu neef ñoom nag ñu sargal leen ci ndorteelu liggéey yi nag artistes yi way nañu ngir Afrique ñu booloo te ñu jëm ci kanam.
c'est vrai que jot na tamit pour ñu gën a bàyyi xel ci xale xam-xam yi xam nga ay xale xaalis la ñu xewal ak xale buzz ak xale carte gab waaye xale yi jara xale woo mooy xale xam-xam ak xale jàng école ak xale chimie xale physique xale science xale Einstein c'est vrai xale yooyu jara xale loo pour seeni wayjur pour sargal Sénégal et là c'était une belle rencontre am na prix boo xamante ne dinañ ko joxe pour ki indi meilleure invention bi parce que dañuy wax Afrique mooy berceau de l'humanité xale invention nit ki njëkk a juddoo Afrique la njëkk a juddoo moo nekkoon tamit berceau de la science parce que science yi ñuy utiliser ci àdduna bi yëpp boo dee xool selon recherche Cheikh Anta Diop yi Égypte la jóge après nit ñi dañ ko usurper rek bind ko ne ñoom ñoo ko moom mais yëpp Égypte la jóge Afrique la jóge donc il n'est pas question que actuellement Afrique di des ginnaaw ci wàllu science et suñu développement passera forcément par le développement de la science lu ñuy ñaan rek surtout Sénégal mooy ñu gën leen subventionner parce que tout le temps sooy dem ci laboratoire yi wala dem seeti scientifique yi le problème qu'ils ont c'est le problème de moyens parce que le talent est là la connaissance est là dañuy def ay recherches dañuy am ay résultats mais mise en œuvre bi pour que société bi mën ko utiliser mooy des te loolu xaalis moo koy def. voilà donc xale xam-xam yooyu na leen mag ñi jàppale. comme ça xale Einstein c'est ça na nekk jàng leen doon ay scientifique di créer ay affaires pour seen dëkk. bañ a mel ni petit xale bu xees. xale kaña alors on va aller aux États-Unis ñu dem Amérique il paraît que dafa am ku ñu doon jiiñ ni moom moo indi dugal sida bi au début des années 70 quelque chose comme ça. alors Pape Samba am nañu photo bi nit kooku mi ngi tudd Gaëtan Dugas la tudd moo nekk nii moom la ñu waxoon moom moo nekk patient zéro bi nga xamante ne moom moo dugal sida biir États-Unis dans les années 70 années 80 yi moom il est décédé en 87 du sida benn pilote la woon boo xamante ne da doon wër àdduna bi et puis tout le temps daf doon ànd ak ay xale yu jigéen yu bëri donc du coup te en temps yooyu protection moom kenn xalaatu ko woon parce que sida bëreegul woon donc wàll na nit yu bëri 87 mu décédé ñëpp nag ne moom mooy patient zéro moom moo dugal sida biir États-Unis actuellement dafa amoon benn conférence bu amoon au niveau des États-Unis conférence on retrovirus and opportunistic infection je crois que c'est comme ça Boston la woon aux États-Unis dafa am benn scientifique boo xamante ne biologiste moléculaire mi ngi tudd Michael Vorobey moom nag dafa def ay recherche ci cellules souches yi joxe sida parce que sida boo dee xool virus bi à chaque fois bu wàllee kenn day évoluer changer donc moom recherche yi mu def entre virus yu nekk 77 78 79 la xool bi mu ko xoolee nag dafa gis ne bosu ki ñu ne mooy patient zéro bi virus yu 77 la tollool te 77 waa ji demoon na Haïti boobu sida amoon na fa donc foofu la ko jëlee alors que au niveau des États-Unis sida bi dugg na fa en 1970 donc ñu prouvé que ki ñu jëloon benn canadien ne mooy patient zéro c'est pas lui donc finalement dañuy waraat patient zéro pour te dire que science intérêt am loolu la parfois di nga gis ku rey nit ñu ne yow la finalement dinañ fexe ba def test d'ADN ba génnee la prison ne nekkul yow am na ñoo xam ne def nañ 50 ans prison c'est la science qui leur a permis de sortir donc moom loolu moo ko setal actuellement. mais merci même si naax saay na. voilà yàlla nañu yàlla may wér dégg naa yaay da koy faj on passe à autre chose. nañ fa dem faju ji bokk ko am benn invention boo xam ne Jabeloup la tudd benn dispositif électronique la boo xam ne dañ koy tuddee pancréas artificiel pour ñi nga xam ne diabète de type 1 la ñu am mooy diabète bi nekk insuline yow justement baal ma kaay justement yow on part du loup viens kaay yow justement kaay toog nii tuuti rek am lu bisu àggali ma am ay questions yu ma la posé justement jëkkëru Mari kaay toogal nii yow justement sa kanam gii la Sénégal nam bu toogat nii rek yow yow toogat nii justement bi su paree li muy expliqué am ñu am lu ñu la laaj tuuti ci ay questions vas-y chérie. donc dañ ko tuddee pancréas artificiel pour ñu am diabète de type 1 diabète de type 1 mooy insuline dépendant parce que diabète ñi ko am seen taux de sucre dafa ëpp ci biir deret bi ñi am insuline dépendant nag insuline bi réguler taux wu diabète bi la ñu amul donc pancréas bi dañ leen koy installer benn patch la boo xam ne dañ koy coller seen yaram am benn genre téléphone bu ñuy dugal seen poche ak benn pompe léegi bu fekkente ne sucre bi nekk seen biir yaram dafa ëpp message lay nekk ñëw ci téléphone bi donc pompe bi dugal directement insuline bi ñu soxla seen biir yaram pour wàccee ko parce que d'habitude ñi am insuline dépendant il faut que ñu def entre 4 à 6 piqûres par jour actuellement phase test la ñu nekk. piqûre bi xoolee mooy piqûre bi. ñi am insuline dépendant xam dañuy piqûre balaa ñuy lekk en fonction seen activité physique léegi nag dafa am benn
patch mooy appareil bii nii. waaw lii da nga koy dugal sa poche. leneen li nga collé ko sa yaram. léegi voilà. boo soxlaa rek mu dugal. léegi capteur bi ci abdomen bi nga koy def léegi bu fekkente ne capteur bi dafa capté ni sucre bi nekk sa yaram. opéré dugal ko ci. non dañ ko teg ci kaw. dañ ko teg ci kaw. amul dara luy dugg sa biir yaram. ok. lenn li sa loxo nga koy def patch bi capteur bi sa abdomen. capteur bi mooy natt sucre bi nekk sa biir yaram. bu fekkee dafa ëpp 1 gramme par litre mu envoyé message appareil bii nii ngay gis sa poche nga koy def comme ça appareil bi envoyé message patch bi dugal taux d'insuline bi nga xam ne moom nga soxla pour réguler. j'ai vu un truc de ce genre après man xaw nga man samay xool damay mel ni dof bu am France ñu ngi koy publicité da ngay kii benn appareil booy xam ni da ngay. non loolu pour natt. pour natt suukar bi diabète bi ok taux sucre bi nekk sa yaram. te ñaari type de diabète yëpp mën nañ ko utiliser insuline dépendant wala beneen bi. di wax boo diabété ba pare. boo diabété ba pare la voilà. d'accord yow sa monsieur bi sax dafa mel ni lu diabétique. déedéet bii moom diabète bàyyi ko petit Sophia bi nga ko kii rek bu ko yóbbu diabète. c'est une bonne nouvelle pour les diabétiques actuellement c'est en phase test am na 40 personnes yu ñu war a jël pour tester ko ci ñoom. d'accord dès que ça marche dañ koy mettre sur le marché mu éviter 1000 cas de décès yi ñuy am de diabète par an. voilà ak hospitalisation yi nga xam ne ñi am insuline dépendant ñu koy am. voilà képp ku feebar ñu ngi lay ñaanal wér. am na fii Sénégal. Voilà yàlla na wallaay yàlla na sax bëri. voilà et on finit avec quoi. je voulais finir avec la vidéo de la dernière fois mais par Samba daf maa bañ. voilà moo yey bañ sax. moo yey bañ sax jërëjëf Bijou je rappelle que loolu mën ngeen ko amaat ci YouTube bi /TFM ñuy waxtaane Ndiogu far gis ko. wallaay léegi nii yow la ñu leen jëw xam naa bi ñu lay jëw yaa ngi ci yoon bi heureusement bu déggoo li ñu la wax. waaw say baax rek la ñu wax de monsieur le maire. lu baax rek la ñu wax ci yow monsieur le maire mais monsieur le maire nag dañ la namoon comme sénégalais yi dañu namm kanam gi donte ñu ngi koy déglu ci rajo bi ci thème de la semaine cadre leen ko bu baax waneel leen ma kanam gi demal ci kanam gi zoom ko. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu sànq dañu wax lu am solo ci ndimbal ak ci jàppandal ak ci nekk nitu média ak def social El Hadj Mbaye Gar mi wax ci lu am solo loo xam ne da nga koy def tout le temps. loo xamante ni Mamadou Mouhamed Ndiaye mu ngi bëgg a yàgg ci rajo yi te du ko def mais yow nga koy def loolu dama bëggoon nga wax ñu lan mooy sa secret bu boo gisee rek da ngay bëgg di alerter. parce que Mouhamed Ndiaye bu ngi bëgg a def 50 ans de rajo. waaw musu koo def. waaw mais Pape Cheikh loolu bil yéene kaay yi rek la fi dëkkee. waaw xam nga rajo ak télé dafa doon lu am doole. loo xam ni war nit mën na cee jaamu yàlla. ni mu ciy jaamu yàlla mooy ñun ñëpp dañoo am ay soppe. te mën nañoo jaar ci suñu soppe yooyu pour dimbali ay nit. su nit ñëwee nii dafa feebar 1 million moo koy faj. amoo 1 million boo ko jox. waaye xam nga benn Mamadou Mbaye Garmi bu nekk fee boo xam ni soo demee ni ko man ne dama malade sama benn auditeur wala auditrice boo xam ne dafa feebar dama bëggoon nga jàppale ko pour mu faju nga dem jox ko su la joxul lépp dina la jox xaaj dina la dimbali nga dem seeti keneen ak keneen comme lii nag li naan tombee waral ay gaaw malade ba ma Bijou joxoon daaw wax nañu ko jël nañ ci exemple léegi faj nañ ko yow bilaay yaa baax nag kooku Bijou nangu ko woon sax xool mënuma ko woon xool bu garaaw kooku xool vous ne pouvez pas voir sa tête avant ni meloon avant macha ak ni allah mel après affaire boobu doy waar la kooku kenn mënu jàkkaarloo ak moom moo la ni mu meloon avant. c'est vrai que Bijou non jaru ko ëpp naa wane wan ko alfi ëpp naa wane Pape Cheikh xeetu feebar boobu dafa xew man démb tamit benn femme da ngay jékki saay sa benn partie kanam nattuma ko ci man mais dafa mel ni dafa am benn tumeur boo xamante ne da ciy génn wàcc ba muur sa xaaju kanam mu neewi ba yëfi day dem ma mel ni luy lang oui feebar yi lan moo tax muy dal nit ñi fan la jógee te fees na fin du monde la wala fin du mois lan la dafa am problème bu fi am c'est que ñii dañuy feebar bëgg a faju mais soo dëkkee au fin fond du Sénégal wala nga dëkk ci yenn village yoo xam ne amul sax maternité amoo ay moyens amoo passe pour ñëw Dakar feebar ba day gën di law. day dem ba benn muur sa benn bët. voilà muur sa benn bët bi kii ñàkk na benn bëtam mais fi mu nii su muuroo soli ay veeram doo xam ni kii mos na feebar. faj nañ ko bon li ñu ko doon fajee kii yoon na mais vraiment am na ay docteurs yi ciy jàpp bu baax a baax bañ faj ko ba mu wér. bërki démb rek xam naa ni sama grand bi nga doon déglu Mamadou Mbaye Garmi mi ñaari xale yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay am goitre ñoo bokk même maladie. naa taxoon na waaw feebar.
mais bi ñu ko bi ma ko annoncé ci rajo beeg léegi boobaak léegi defe naa ne saafara am na ci. waaw saafara la jox benn thème parce que benn femme bu mel nii. waaw cas yi dañoo bari trop ci dëkk bi mais nag il faut ñi nga xam ne ñoom la yàlla may wërsëg ci dëkk bi ñuy dimbali waate am na ci ñoo xam ne da nga leen di bind lettre dul la sax faale mais am na ñoo xam ne doo leen sax bind dañ naan la maa jàppale kii na faju ba wér bëgguma nga tudd ma ci rajo bi bëgguma nga tudd ma ci télé bi du jeex loolu ay nit yu bari ñoo xam ni c'est bien ay nit yu siiw c'est bien waay siiw nag loolu lay jariñ wallaay loolu lay jariñ su fekkee mënoo def daal utiliser li nga xam ne moom ngay liggéeyee surtout mën cee jàpp surtout def social voilà pour jàppale ci nit gis nga def lu baax dafa am solo def social yool ba nga cee am moo c'est-à-dire boo ci amul payoor bi ci àddina sax suñu borom lam lay defal dafa doy waar dama koy wax souvent ci suñu wayjur yi dañuy dimbali ay doomi jàmbur dimbali ay njabootu jàmbur ba ñun bu ñu màggee duñu jaaxle xam nga ba ko suñuy wayjur di def ci tàng yàlla fayu leen xobet mais ñun bi ñu màggee jaaxlewuñu man maa ngi jaaxlewu ma sama rakk yi jaaxlewuñu baaxu sama baay ba la woon toi aussi même chose garmi itam même chose keneen ak keneen baax rek am solo balaa xam nga tukki gisuloo kenn. wallaay ci la ñaanu way juddu tax sa mbaaxu baay crédibilité tamit da cee am solo. wallaahi parce que tey jii su nit ñëwee ci rajo wala télé nii damaa feebar nga jàppale ko ba mu faju nu yooyu tam ñëwaatal ci rajo ba nii leen ki ma indi woon mu feebar kat. wér na mi ngi nii. su ko defee gar mi ma nga xam ne defoon na ci ñaar téeméeram te ni la woon bu mu siiw. ni nga ko mën a tontoo ko ni ko wér na. da nga koy indil malade bi wala nga tegaat ko ci rajo bi wala télé bi ni ko ki nga doon jàppale mi ngi nii donc crédibilité bi tamit da ci am solo waaw mënuñoo faj ñëpp duñu état mais dinañ def li nga xam ne moom lañu mën ba 6 mois yi ku ci sa wërsëg nekk daal ñu jàpp voilà xamante ne nit ki day dem ba du am benn moyen c'est ça buñ dem faj boppam buñ ko mënee jàppale aussi leen rek tam lañ ciy dolli boo feebaree tamit doo ko wuti da ngay am possibilité boo xam ne gisee koo xam ne kii daf la war a faj da ngay dem nga faj te yàlla tax mais bul jéem a encaissé di wëriwaat feneen gis nga wóoru waaw loolu wóoru waaw parce que feebar xamul kañ la lay abaat bul ko wute da ngay faju ba wér dem nag dëgg boo dee da nga war a jàngi nga jàngi bu fekkee da nga war a liggéey nga liggéey dëgg la c'est très important leen daal laa xam du ma ko def ñi nga xam ni ay fayal ma sama location damaa defoon prêt banque damaa leboon xaalis man yooyu sama yoon nekku ci soo defee prêt banque ba lekk sa xaalis ba nga koy lekk fekkiwu ma ko kenn fekkiwu duñ ñun ñoo la koy fayal affaire man daal feebar laay feebar voilà créer feebar voilà nit ñi dañuy ñëw souvent damaa leboon prêt banque gendarmerie woo na ma man loolu sama yoon nekku dëgg la waaw ay dóor moom mënul ñàkk dëkk bi dafa bëri ñu lépp prêt banque lekk ñu jubadi keroog rek laa koy waxtaane bi ñuy maye ay cadeau ay affaire yooyu ci hôpital bi ñu demoon Roi Baudouin am na ci ndaw soo xamante ni yàlla na seetaan sax ba dégg li ma koy wax parce que foogoon ni gisuma ko cadeau yi ñuy joxe moom mu ngi toog grand boubam la sol boot doomam jox nañ ko cadeau jox doom yi mu àndal waaye dafay laajaat di dugalaat comme ñu doon joxe bokkul wallaay fi mu toog maa ngi koy séen ma ngay sàcc di jël di dugal te bu waxee ak yow boo ko faalewul dañ naan yow yërëmal kii muy wax ak ñun wax bu yër ma ne jàppale leen ma sama doom yi damaa bëgg ñu am li même ma ko xool laa ne kii yërëmul boppam ndax ma ngay sàcc te daf ci bëri ñoo xamante ni itam dañuy naxaate quoi dañuy def ay ñaawteef yoo xamante ni tu as l'impression que yërëmuñu seen bopp quoi et c'est pas bien yooyu defe naa bëri na ci dëkk bi en tout cas yow ñu ngi lay gërëm de monsieur le maire ñu ngi lay gërëm ci li ngay def ci réew mi monsieur le maire yàlla na sa jàmm yàgg am na ñoo xamante ni mais pire gu rëy yow doo wax amin waaw li jàmm la may amin waa Pire maa ngi leen di nuyu. waaw kay maa ngi ñëw campagne si. mais yow doo di amin rek. dafa am lenn lu ma waxoon. waxuma ma sax ca ndorteel waaye da nga ne. yow mii bu demee ba demee jaaraat ci askan baa ngi lay seetaan mi ngi nii. non dama ne. bés boo nekkee maire. bay woote conseil municipal. na nga fexe ba bul tontonte ak man. lu ma la mënti wax na nga ko denc. te xam ne kilifa du tontu. lii kay maa ko wax. léegi lan nga koy wax. li ma ko wax. na ko seetaan ci replay bi YouTube. baa mu koj ko bantamba rek Madi koj ko bantamba Madi damaa sonn waaw sump si de mu ngi nii de damaa bësoon sàcc sump bu ñu dema looloo ma lu fumpu te gën a daa nekk xale ndeysaan et damaa neexoon nag jamono yooyu fekk ba pata ñu may woowee gros bidon kenn musul gis loolu jërëjëf Ndoye Bane waaye seen émission bi kañ ji di ñëwaat na mën nañ leen lundi ana keneen ka mami mi ngi fi ki woon mag démb ñëpp
mais xam naa léegi ci kanam dina ñëw lundi la ñuy démarrer incha allah ñëpp moom mami day bu dee ay wax yu rëy lay wax ndeysaan commencé naag Abdoulaye Wade ma Wade day sorewuñu de mais moom du wax ba yàggee jaaxal boppam moom mami déet waaye li muy wax lépp nag xam naa ni ca maamam la ko jëlee est-ce que du moom mooy maamam waaw soo demee de bàyyiwul kenn Modou Ndoye yow de xam naa foog ñu lay woowee Modou Ndoye ana ku may dégg fan yi si politique bi yéen a bokk xanaa muut baan xanaa waaw muut ñoo bokk ndey ak baay non sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay pourtant weddi naa ko de billaay ba dama ko weddi ndax moom li mu rafet man ma ñaaw mais famille daf ci am ñi rafet ñi ñaaw non man sama famille boo demee njabootu Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo moom astafurlah sama papa boobu dafa baax loo bokk ak Golo Ndiaye doy baax xam nga man waxuma de barki yàlla man waxuma ndax daf moom dara safu ko fii la fi ñëw naa ma saya daa nuroog mbóot ma ne ko saya daa nuroog gunóor ma ne ko fii ñi fi nekk ñëpp seen yaay sama yaay la kan la ci sama yaay yaay Mado sama yaay la déggee simeer sama yaay la sa yaay sama yaay la yaay biir satu sama yaay la mama Kiruska sama yaay la yaayu Alfi sama yaay la sa yaay sax sama yaay la ku ciy mbóot mu daal ñoo bokk ndey ak baay ñu bari na xamuñu ko woon mais ñoo bokk ndey ak baay ba pare yow da nga bokk ci famille bu am jom am na sa beneen mag boo xam ne sama xarit la moom dafay jël souvent nit ñi di leen jox ay liggéey waaw njàmbe wallaay kooku mooy njàmbe baan waaw ñu ten turi rëy na de man maa mut ak njàmbe mut njàmbe ak ndooy wala sa papa kan la leen tuddee moom Mamadou Mout Baye Cheikh day sànni daa dégg may déglu ma tojal la ba Mout ñàmbe ak kan moom Mout ñàmbe ak ndooy moom Mout baan la tudd waaw Mout gi muutu fana Mout mooy Mouhamed waaw dañ ko coupé quoi waaw contract Mout Ndiaye c'est que ñun ñaar ñëpp Mamadou lañ tudd d'accord pour ñu différencier ko ok man Mamadou Ndoye Baan moom Mout Mamadou Mout Baan njàmbe moom turandoom nag Mout lañ koy wooyee d'accord yow ñooñu rek nga bokk doo ñu limalaat sa beneen sa amoo rakk bu jigéen xela am naa Nabu Baan Seynabou Baan Mati Baan yaa ngi lim de ak Labaaji Labaaji day faatu Baan la mais Ndoye Baan yow tam da nga daw xare non bàyyi loolu Labaaji lañ koy wax sama maam bu jigéen lañ ko tuddee yow sa papa sama maam bi gaa sa papa ñii mu tuddee fan la lay xamee ay wàlliwu lañ leen de ñooñu ñëpp ay wàlliwu lañ sëriñ dafa am sëriñ wàlli bu tuddoon Waabaaji déedéet day faatu la tudd Labaaji bi pour la sunu maam la te dafa génn àdduna ñun ñu koy dàkkantal ay dàkkantal la en fait ay dàkkantal la d'accord surnom la rek ay surnom d'accord d'accord yow léegi Labaaji laa lay wax d'accord c'est comme Bijou boobu moom Njalle mooy tuddam fekk Njalle Njaay allez jërëjëf Modou Ndoye Bane en tout cas ñun kontaan nañ ci yow nous sommes tous fiers bu dee dimbali sa gox yaa ngi ci bopp ba tey bu dee wane sa bopp ci liggéey bi ci nu mu gën a rafete yaa ngi ci bopp ba tey donc ñu ngi la ci gërëm bu baax en tout cas altine ci bëccëg bu soobee yàlla di ngeen dellu siwaat ak wareef nga xam ne ni Sénégal yëpp a ngi koy xaar bul demagum toogal ñu tàggoo doog bàyyi ak keps ak permanence puisque 10 heures jot na dañuy jeexal ak acte bi mujj ci yeewu leen bi Mout Ndiaye lañ ci àndal parce que dañu am ñaari Mamadou rek man waxuma dara nga bëgg maa tontu noonu voilà man waxuma dara Ndiaye toi tu es mon ami tu es mon frère voilà di fàttaliwaat di tonton Gane rek waaw dëgg la takku ñu dara de tey waaw mais xam nga Baye Cheikh ba kii pare xale yi ko am sa xaritu gunóor doo ko tànc ci miir waaye xale yi dañoo tànc nag léegi xale yi dañoo am copine boo xamante ni mooy borom musóor bëre kooku moom kii la mooy jonge épice moom daal nii la mel waaw léegi Mansour Lo insha allahu taala su ma jógee fii ci kàttanu yàlla ala nag diggee bor la jeudi ba le passé da nga ne woon jeudi prochain bu kenn takk montre man sax xaaba tekki sama jamono fa laay jubal rek dem jël ko insha allahu taala bu jeudi ma indi la ci Mansour ku baax lu mu wax def vraiment man maa demul nag yow dëgg la man maa amul jot xam nga dañoo nekkoon ci journée de la femme ci yéen rek laa nekkoon wallaay xam nañ ko waaw dañoo nekkoon nag ca Médina ca Adja Ndeye Zeynabou ak Marème Aw te la nu nekkoon jërëjëf waaw loolu rek moom te mais insha allah moom tey moom danaa ko récupérer ci kàttanu yàlla bu jeudi ngeen takk ko langal ayca waaw bu biir Mout Ndiaye Pape na nga def ñu ngi sant baax Mout alhamdulilah ça va naka xalaas maa ngi nii rek sant ba naka revue de presse bi yow kay Mout nag fàtte gi da koy sonn de waaw loolu am diggante liggéey ba ngay liggéey sa kër ak liggéey ba ngay liggéey ci télé bi ak rajo bi yow nag coono rek ngay xëyee fajar xam nga coono moom bu weer bi dee rek nga fàtte ko liggéey bi dafa bëri xam nga coono bu weer bi dee rek nga fàtte ko
waaw dëgg la de weer bi dee ba nga dëngalu waaye la ngay lëggéey ca kër gi dañ lay fay weer waaw ah la ngay lëggéey ca kër gi dañ lay fay xam nga yusu suñu bàyyi la ñun dañ koy defal benn vol rek moom ca kër ga man waxuma ci télé bi à la maison avant de sortir de la maison nelaw rek laa fay def foofu dafa lëggéey nelaw ak si daan match ah mais Pape waaw kii Ndoye Bane waaw dafa mérite c'est-à-dire royukaay la bon c'est vrai que mooy loolu mais royukaay doy waar la waaw bandi la quoi Ndoye Bane loolu moom leer na mais royukaay la xamul tax parce que vigile la woon tey mu nekk si hélas mosoo xam loolu non gardien la woon moo daan sob moo ko dugal ci AVFM nit ñi wàcc rek mu yëg di pouce bouton yaa ko yéegal di wax ba pare mënoon a téye nit ñi ci buntu rajo bi ba doon animateur boo ñëwee mu téye ci buntu bi laaj sa daan téye mi ngi noonu dafa mën a daan téye Macky barki Serigne Touba gardien la woon laajal Mame Less Camara waaw mais xam nga ni dina nekk ci liggéey boo xam da nga koy xool xam ne laajal Cheikhou ak Marie Kabou da nga bëgg ma laajal tuutaan jàpp seen saa yi moom xam na ci lu bari keroog ba ngay gardien ñi sa rajo ba ca guddi gi la ñu annoncé ni artiste ba dee na te deewul ma àggali woon tam dama bàyyi dama bàyyi boobu cité ba ci lay doog a bees wala doogul bees ana supéret ba soriw foon rajo ba bëri yoo ndax fa ngeen dëkk damay dem ma dikka ma dem ñu tàggee ay bàyyi ma waay àggali mu mut waaw waay bàyyi ma waay li ma xam dafa bëri ay ca Pape ba wax ma kon damay laaj Marie Kabou léegi Marie Kabou nga africable waay bàyyi ma waay ma nga France defe naa léegi ku baax la nga yónnee nag moom it yàgg na France ay merci rek man gis nga ñii muy nuyu ñu ne am ay merci je suis content bëgguma loolu voilà mu àggalil mut baal ma de sama waaj non amul problème eggale nga ni wax non en fait dafa am mérite en fait jaar dafa am mérite waaye bu rëy sax bu rëy sax yaa ngi di commencé théâtre xale yi fi nga mujjee grand journaliste am noon xaalisu télé lañ ma ngénte Pape li mënutoon ñàkk dëgg la de bu dee tontu kat la boo xamante nit ñi ba ñuy jàngi wax moom tontu la léegi xam nga lan la mu tablette bi nga doon wax bii dafa toj Pape mi ngi nii mais du dig naa la tablette bi nga doon wax dig naa la tablette non tey nga ma waxoon Pape waaw mais tey nag non sans la tablette je ferai pas de revue Pape sans la tablette il y aura pas de revue d'accord ok donc après yeewu leen ma jox la tablette sérieux je te promets jure la may naa la benn tablette jure la bu ma géré loo léegi télé bi dañuy tere géré dañu lay bind internet mat danañu bàyyi seen ñi utiliser ci émission yi ba wóoratul quoi def nañ ko fi Amina Poté dama ko fi def léegi ñu def ma ko ban tamit man ko téye nii voilà wóoru quoi géré ma man géré ma balaa Ndoye Bane yaa ni mu yàkkamtee thème yi nag ñu invité ko spécialiste waaw quand même miin nga ko de ay ba ma xam ñu dem dima muut léegi du sa émission dañ laa romb occasionnellement ne la kaay toog yow tamit nga bëgg a joxe ay sujet oui ma ah am na loo xam ne du la ko nettali bu ñu génnee laaj ko waa ji mu woowoon doon ko jaale yaayam ji gaañu bu ñu génnee na mais bu du ko wax fii nag je sais quoi waaw na la ko nettali après kooku man ak moom ñoo ko xam ak tubaab bu Seneweb ba ma xam ñu dem non dafa woo benn waaye di ko jaale yaayam ju gaañu moom moo ko def loolu na la nettali suite ba soit lan la demee loolu xanaa yaay ji demul moom demul kay kooku kañ yaay ja demul ma doon Pape ba ma xam ngir yàlla soit Mouhamed jërë ngeen jëf yooyu kenn du yow Mouhamed waaw nu mu xamee noo xamee ni tàkk naa man ca fajar maa nga ca tabalay may sa tend joor yi ak rasulillah yow jërë ngeen jëf ay ca ñu ubbi témoin Pape nañ ko xoolandoo Pape Samba témoin voilà mi ngoog le témoin ngi noonu Karim Wade ma ca kaso bu Rëbës xelam mi ngi ci référendum yi nga xam ne ñoo ngi koy organiser ci réewum Sénégal lan moo xew yéenekaay bi nañu moom Karim Wade moomee Rëbës ga mu nekk la bind ab lettre jox koy avocat ngir ñu siiwal ko la nekk ca lettre ba mooy Karim li mu bëgg mooy bu ñu yeggee ci wote référendum yi na askanu Sénégal gi yëpp woote noo ndax wax wedd yi nga xamante ne ñi ngi ko fiy nemmeeku ñu daal di koy bàyyi fexeet ba ñi nga xamante ne ji ay kilifa la ñu ci réew mi bu ñu waxatee ñu daal di koy jëfee Karim Wade loolee la bëgg ba tax mu sant ay ñooñam it ñu woote noo ñi nga xamante ne ji ñooy front noo ña ca nekk ñëpp yéenekaay bi nañu Karim ca lettre ba mi ngi leen di jaajëfal ci xeex bi nga xamante ne ji ñoo ngi koy xeex moom Karim Wade Le Soleil xëy ci ay mbiram Soleil dikkal ñun ci conférence de presse bi nga xamante ne ji avocat yi doon nañu ko def jëmee rek ci leeral Karim Wade ak li ñu nangu ci moom ci xaalis tollu ci fukki milliards ak juróom-ñaar conférence de presse ba ñu ca pare dañoo bind communiqué jox ko waa présidence ñoo jox communiqué boobee journaliste Soleil yi ñu koy leeral ci gàttal fukki milliards ak juróom-ñaar jël nañu ko ci Karim Wade ñaari nit a ngi ci xët mu njëkk Walfadjri mu di Khalifa Sall ak Bamba Fall yéen kaay bi nañu waaj te xam ne tamanaru leen a ëppi buum ne ki nga xamante ne ji moo di Ousmane Tanor Dieng ñoom lay diir jamono ji fitna ji amoon ca maison du parti lenn ci kilifay parti
parti socialiste yi ñu leen doon saax-saaxee ci ndaje moomee jamono ji gaa ñi danañu porter plainte contre X waaye dinañ taxawal benn commission boo xamante ne ji danañ ca déglu kii di Ousmane Tanor kii di Khalifa Sall ak Bamba Fall enquête ñëw ak ñun ci lu aju ci mbirum parti socialiste bureau politique bi ñu doon def fitna jafa amoon ña ko waral yéenekaay bi nañu ñoo ngi leen di rëbb bu jamono ji Abdoulaye Wilane nañu ñi nga xamante ne ñoo def loolee ak ñi leen ko sant nañu wàcc te xam ne luñ ci góobe rek danañu ko gar kii di Jean Baptiste Diouf di xamle ne Bamba Fall daal wëyu la wàndaal la te it bandi la loolee ay kàddoom la mi ngi ci xët mu njëkku yéenekaay bii di enquête populaire moom it dellu siwaat ci loolee parti socialiste populaire nañu criminel ak ñi nga xamante ne ñoo leen santoon ñu salfaaña ndaje ma ñoo ngi leen di wër Abdoulaye Wilane ay kàddoom mi ngi ci journal bi laas moom it ñëw ci waa parti socialiste ak seen daje muy secrétariat exécutif national extraordinaire bi woon démb la fa tukkee bokk na ci rëbb ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo indi woon fitna ci daje politique bi laas moo dellu ci loolee direct info ñëw ak ñun ci Macky Sall ak pexe yi muy tekk ngir référendum yi mu am ca ndam li mu bëgg mooy taxawu Ndakaaru di coalition Khalifa Sall bi mu tas ko yéenekaay bi nañu ci loolee la Macky Sall di dox nan la ko bëgg a tase ay maire yoo xam ne ñi ngi ci biir coalition boobee mu fexe ba bool leen ci ñoom bu ñu eggee ci référendum yi ñu woote wëy yéenekaay bi nañ Jean Baptiste Diouf bu Grand Yoff ca la bokk am na ñeneen ñoo xamante ne ji ñi ngi leen di xëcc ngir ñu bokk ci làng gi ministre intérieur Abdoulaye Daouda Diallo moo xëy nekk ci xët mu njëkku le quotidien lan moo fa am journal bi nañu visite boo xam ne doon na ko def jëmee rek ci élection référendum yi ak fañ ca toll Abdoulaye Daouda Diallo affiche ses bulletins noonu ne la ko journal bi xëyee beneen yéenekaay mu di réew mi quotidien xëy ñu xamal ne kii di Abdoulaye Daouda Diallo nee na kon lu aju ci référendum yooyee lépp jaar na yoon lépp taxaw na référendum yi observateur nañu président Macky Sall nee na buñ ca yeggee noo gi yóbbul ko wëy ji bu kenn jël référendum yi di ko méngale ko turam maanaam turu président ak i référendum wul laalewul président mi ngi wax loolu démb ci télévision bu nekk ca Dubaï ñu naan ko Dubaï TV observateur xëy ci waxtaan woowee la tribune dikk ak ñun ci référendum yi mu ñu xamal ne waa Touba référendum yi xippee xool la ñu ci am tribune nee nañu ca yooyu référendum waa Touba amuñu ci defar amuñu ci yàq ndax daal woote wuñu wii woote wuñu non tribune moo ñu wax loolu Pape. maa ngi woon ci Alfi pour mos li muy defar mu naree daanu rek sàmlo diwoo farine bi. yow nag su ko ngay këppoo yow. non kii dina ma rey dinaa ree rek ba ma sa xam non affaire de bu doon moom nag du la bàyyi. yow kii du ma may dara tontogal du ma may dara la ma dul may. mais c'est mon amour en fait ñàkk wéet ak boobu wóorul parce que am na ñoo xamante ni léegi dootuñu leen gisati merci moo tax ba jëlante ak yow parce que rajo bi xam nga dañoo décréter ci télé bi ne léegi yeewu leen dafay am papa am yaay léegi man may papa Bijou mooy yaay bi bon merci ok on me coupe rajo Mbégar bi ñu ngi lay gërëm bu baax tey ci guddi ñu ngi lay jox rendez-vous. waaw tey nag ñu ngi dañuy dellu si rek Cheikh Bou xam nga dafay dëgmal anniversaire am. Cheikh Bou taay bëri na ci télé bi de. waaw démb rek bëgg woon ngoon naan te comme dëgg xam nga grand théâtre du fu ndaw. waaw dëgg la ñu bëgg rek delloo si. waaye moom bu wootee stade sax mu fees. Sénégal yépp ñëw. wallaay mbay ndax day nit ku baax ba pare te référence. wallaay mbay di wax ne daal Baye Cheikh. maa ngi ndokkeel nag bu baax Gomis Samb bu Transrail. waaw mbay nag ñu baax gën a ngay nuyu ndeysaan. di ndokkeel tamit souhaité joyeux anniversaire Ousmane Samb sama benn xale bu ndaw ndeysaan bu baax la bëgg lool Ousmane Samb waaw loolu rek laa doon wax Baye Cheikh. jërëjëf Matar Cissé. waaw Matar bu Sénélec sama waajur yàlla yokk jàmmam. wallaay facture ba ñëw na merci beaucoup Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax Ndoye Bane rendez-vous ak yow incha allah altine sinon samedi ci guddi pour thème de la semaine. ñu ngi lay gërëm bu baax Sénégal yëpp en tout cas kontaan nañ ci yow. yàlla na sa taxawaay yàgg pire sa taxawaay yàgg ci réew mi ah. samedi bii di ñëw na nga déglu de. dinaa déglu kay yow ñàkk laa déglu dafa garaaw. Ndeye Malle ñu ngi lay gërëm bu baax ba mardi bu soobee yàlla. Inch'Allah di remercier bu baax waa CMS Couture. nekk fee nag ci avenue Bourguiba. en face terrain pétanque bi seen numéro de téléphone di 76 483 81 02 ak onglerie des VIP ci perruque yi nga xamante ne moom lay def di 2 tresses di Ndey Kumba numéro de téléphone am di 393 82 82 sama doom bu jigéen nag sama taaw. merci bébé Marème tey la anniversaire am longue vie à toi bébé. merci Bijou si lundi matin bu soobee yàlla. lundi matin inch'Allah Pape Cheikh en attendant remercier Abi Couture pour yére bi donc ma maman son téléphone c'est le 77 344 39 43 Awa Ndaw Latifa pour les cheveux te bopp bi 77 967 79 62 bisous à Tata Penda et à Amina Senghor. voilà ayca ñu ñëw bàyyi leen ak keps pour permanence bu noppee man ak Absala na doon wax man ak Alfi ñooy àggali ñu ngi jëm 11h ci télévision Futurs Médias keps nag li mu noir blanc ñàkk koo xool wóorul léegi ci permanence su noppee ñu ñëw ci supplément bi parce que aga ca tabale mi sa tendu joor